xaj na ñu ngi wax ingénieur moral nee na ma tur yaa ngi bëgg a bari de waaye mu wax ma wax bu am solo ne ma tur yi lu muy bari bari ñaar moo ma ko dàqal ma ne ko lan mu ne ma taalibe Serigne Moustapha moo tax foofu la ñuy jaar rek may internautes yi ñoom it ñu dugal seeni question xaj na dañuy ñaan sang bi su amee commentaire bu muy def ci li développement docteur yi ñu accompagner ko benn question ndax dafa am ku laaj quel est le début de l'évolution selon les étapes de l'homme évolution bi c'est à la naissance à la conception ou au niveau des parents am ku laaj y a-t-il des paramètres des êtres paramétrés de sorte qu'ils n'auront pas besoin de s'inscrire dans un processus d'évolution donc ñaari question yooyu ndax évolution bi day commencer ci conception naissance wala ci parents yi ak est-ce que am na ñoo xam ne aussi dañoo judd avec des paramètres déjà activés ba duñu soxla évoluer. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq surtout ci retard bi ndax ni ma ko waxee respecter heure dafa bokk ci respecter sa bopp te yéen ñii di ñëwootu góor gi waxuma leen ñun suñu temps waaye seen temps fi ñu ko teg ëpp na kon nag ngeen baal ñu si tali baa xawoon xat ñoo ngi leen di ndokkeel ci koor gi xam naa sama ñaari mbokk yi moom lu ñu wax rek ñu ne la voix du Colisée waaye xam naa leçon ya desee moo ko xam naa dañoo ragal a tari waaye macha allah ndax njëriñ lu mu ndaw ndaw avancement la te avancement lu mu ndaw ndaw pas en avant la te pas en avant lu mu ndaw ndaw yaa ngi jëm fi nga soxla jëm kon nag sant yàlla waaye man nag balaa may dugg ci question bi dafa am question bi may laaj bu may laajte xaw ma nag ba xam docteur laa koy laaj wala kan laa koy laaj xam naa daal naa posé sama question ndax bu njëkk dañu miinoon ñuy jàngale ci cadre conception ni fécondation pour mu am il faut un certain nombre de spermatozoïdes il faut que ñu wër ovule bi ki ci njëkk a am chance dugg moom mooy judd et pourtant gannaaw loolu scientifique yi découvrir ni du loterie sélection la ovaire bi mooy xool spermatozoïde bi dëppoo ak moom mu ne yow kaay boo paree sécréter substance boo xam ne ñi si des yëpp duñu mën a dugg ci faay bi kon nag léegi may laaj ci foofu xaw ma domaine dimension physique ñoom may tontu xaw ma waa dimension mentale ñoom may tontu xaw ma waa dimension spirituelle ñoom may tontu waaye loolu daal laa bëgg ñu expliquer ma nu mu demee waaw léegi évolution wu nit fan lay tàmbali Cheikh El Hadji Malick moo ko tontu ba ay waajur ñëwee indi seen doom ne ko dañoo bëgg nga yaral ñu ko mu xool ne kii c'est trop tard parce que mu ne yàlla dana yar nit ñeent fukki at balaa moo judd waaye xam nga booba yar gaa tax ndax doom boo bëggee mu mel na nga bëgg mu mel da nga koy njëkkee ci sa bopp jikko ba nga bëgg mu am yar ko ci sa bopp xalaatin gi nga bëgg mu am njëkkee ko ci sa bopp raw gi nga bëgg mu raw njëkkee ko ci sa bopp moo tax en effet ci parents yi lay njëkkee waaye yamu fa ay étape la bu parents yi defee li leen war yàlla garantir ko doom juddu si mais nag moom it foog mu xool kan ngay jur kan nga mérité jur ak lan la jamono soxla c'est très important bul
calculer loolu ba pare nag ba xam exactement kan la lay jox mais xam nga pour wax la nit ñi ñàkk dégg yi ñàkk dégg yàlla amoon na ay jamono fii ñu doon coow éducation sexuelle ci école yi lii lële mais dañoo déggul ndax yàllaa ko njëkkee yàlla ba muy jàngale lim nangu diggante góor ak jigéen mais du tey ndax yàlla li mu nangu ci diggante góor ak jigéen yi moo ko jàngale ci sangu set lan moo tax c'est très simple loo war a sang dafa fekk mu war a tilim waaye loo xam ni waru ko jëfandikoo ba mu war a tilim loo ciy doyee sang bàyyi ko kay am na beneen cadre bu ñu ko dugal waaye comme yàlla moom dafa am benn classe bu muy fonctionner am na benn bassesse boo xam ne du fa àgg moom da lay jàngal sangu set rek ne nga raxasal sa bopp nii bàyyi la nga dem mais mieux que ça ci cadre conception normalement ci ko respecter sa bopp respecter ki nga si xër mais surtout respecter ki nga bëgg a jur sangu set c'est avant et après c'est avant et après ndax ndegam nit lekk la war a nekk la war a raxas boppam raxas ay loxo ndax bañ dugal ci biir lu mu war a dugal masak foofu kon nag c'est avant et après gis ngeen bu loolu jàllee conception bi ci boppam ñoo ngi wax 9 mois de grossesse waaye dafa war a njëkkee 9 mois de préparation grossesse du lu simple ndax nit moo simple parce que conception moment la instant la waaye instant boobu ci la lépp di jóobu instant boobu bu sa xel demee dina am impact instant boobu loo xalaat leneen dina am impact instant boobu sa respiration bu jàllul yoon dina am impact moo tax ñoo ngi tudd baatu handicap mais xanaa xamoon ne lii yëpp da ciy joué am na loo xam ne bu ko sa doom indaale xamal ne yow même bu dul ci lu physique parce que àq dafa am solo c'est très important ni ma ko waxee sànq sa doom mën na judd indaale benn jikko bi ci yow la sa doom mën na judd indaale benn melokaan bi mën na nekk ci yow ndax sa doom mën na xëy sonal la façon boo xam ne danga dul bàyyi xel ne yow noonu nga sonale woon yàlla ni ko benn woykat wéyee rappeur la sax def ne man de damaa yedd sama bopp mu ne ndax man dama naan def fu ma toogee ñaan yàlla waaye ma xëy yëg ni daf ma jéppi kon nag ma xam ne jot na ma may ko vacances te jël sama yitte teg ko ci kanam ba ma defee loolu la doogee gis nañ nekk kontaan na ci man c'est très important kon nag évolution ku nekk am na ci wàll parent bi am na ci wàllam waaye nit ki ci boppam am na yitte bu mu war a def pour évolution boobu mën a am nekkul rek lu banal c'est-à-dire que gis ngeen lii ñuy wax ni du problème mu philosophie du problème mu dara c'est absolument pratique am na ñoo xam ne jot nañ ci waxtaan ñoom am na ñoo xam ne jot nañ ci travail ñoom mais bañ appliquer mbir bi te bañ ko jàppee rek lu abstrait mais ban résultat lañ gis c'est très important parce que gis nga philosophie dafa incomplet lan mooy philosophie c'est l'art de se poser des questions waaye question sur question loolu bëgg a dëkki ut réponse boo xam ne boo gisee sax du la doy waaye léegi noo koy appliquer ci sa bopp kon nag philosophie kese doyul application bi dafa am solo c'est très important ba fàttewu ma dara ci question bi ok boobu tamit évolution ñëpp a ko soxla naa yàlla ko njëkkee ci boppam ndax xam nga yàlla bu fekkee balaa moo jàpp jullit dëgg laa wax yàlla moo ko nattee ci yonent bi mu fiy jóge fa mu tolloon foofu la teg baar bi et pourtant boo xoolee yonent bi ci boppam baar boobu weesu na ko yàgg na di dem kon nag évolution c'est absolument nécessaire ndax yàlla ci boppam dafa am benn seuil minimum bu mu fixé mbindeef bu respecté wu seuil boobu ci sa cadre développement ci sa cadre puissance ak ci sa cadre xam-xam da lay éliminer recycler la xool nag léegi ci yeneen mbindeef yi ñëw kan moo ci soxla composant yi
ndax yàlla pollution rek la bañ. c'est très important moo tax liñ ko waxee bi passé doomu aadama moom destin ndax destin raay la boo nekkee doomu aadama da ngay doon ab train tegu ci kawam am na ay arrêt waaye benn terminus la am muy kaas ndax yàlla soxlawul doomu aadama nit la soxla. bu fekkee da nga yamale sa bopp nag ci train nga àgg boo àggee ñu xool lan lañ mën a récupérer dem joxe ko koo xam ni moom mën na koo jëriñoo mu jeex tàkk ci cadre nag genre pré-outillement boobu ñu leen di defal c'est que waaw la déedéet la parce que yàlla loo ñàqul mënu la ko fay. ce qui veut dire que kon bu ñu gisee ni am na koo xam ne am na lu mu judduwaale bul jàpp ni fii la ko amee am na fu yàlla njëkkee ak moom am na fu mu jiitu am na fu mu jaar am na lu mu ñàq ba am li mu am waaye tamit bu ñu fàtte ne yàlla businessman la foo ne business nag ne investissement foo ne investissement ne profit waaye foofu di recyclage bi day ñëwaat. waaye yàlla boo gisee ni investissement bi mu def ci yow munoo fexe ba génneel ko bénéfice mais di retirer fonds yi te mooy li Serigne Cheikh waxoon ne wàlliyu nit dina judd nekk wàlliyu te du ko gaañoo foofu rek la dellu yàlla bu investir ci yow won ko ni équipe gagnante nga won ko ni résultat di nga ko teg won ko ni lim lay doyee dana mat won ko ni boo ko defee ba pare di nga ko ci tegal leneen mu xam ni kon yow liggéeykat nga bu ëllëgee balaa moo def ci keneen def ci yow foofu rek la toll waaye nag bu ñuy jàpp ni mbir bi ay jagle la jagle amul ci mbiru yàlla ñaari yaram dafa am foo jaar ak moom mu jox la lim lay jox xëy na nit ñi ñoo dul xàmmee loolu waaye yàlla fi muy jaar ak ñi muy jaar moom moo ko xam ñi muy fay lim leen di fay moom moo xam c'est très important gannaaw loolu nag comme ni ma ko waxee investissement bi il faut nga fexe ba yow nekk investissement rentable c'est aussi simple que ça yaakaar naa mat na. fa tabarakallah yal na yàlla yokk leer dënn. amiin incha allah. am naa dañuy dem ci yeneen questions yi rek dafay topp logique bi ba léegi. tudd nga ni yàlla pollution rek la bañ. nga wax ni suñu physique mooy suñu premier environnement. muy laaj comment peut-on contrôler notre environnement. Et comment expliquer la complexité entre environnement, corps et notre esprit. Et pourquoi dit-on un esprit sain dans un corps sain? waaw kay foofu laa bëggoon tàmbalee sax xam nga un esprit sain dans un corps sain boobu nit moomu ko ndax xam nga ñoo ngi tudd noyau humain mais foofu la dellu parce que noyau humain mooy central bi nga xam ne moo dajale yaram xel ak ruux waaye boo yamalee mbir yi si un esprit sain dans un corps sain c'est parce que ruux duggul wala bu duggee ba pare dàqu na kon nag foofu wax ji lan la ci foofu nag environnement bi pollution bi fa lay dellu ndax bu ñu nee environnement mooy yaram xam nga dañuy wax détérioration de l'environnement réchauffement climatique yooyu ñuy wax yëpp xam nga dafa am lu ñu comprendre ci li yàlla dajale ci nit bu may wax ni àdduna bi juridiction nit te sax du àdduna bi kese univers bi la juridiction nit la dafa am lu tax parce que nit bu yàqoo loolu yëpp yàqu du nit moo dépendre ci àdduna dépendre ci nit pollution yeeg yi ñuy seetlu yëpp nit moo yàqu nit moo matul doomu aadama moo deful li ko war ba àgg fi mu war a àgg moo tax yi koy wër yëpp di ko wër parce que ak lu mënti xew xam nga Darwin sax yaakaar naa moo ko wax mu ne gis nga survie wu espèce ajuwul ci kàttanam
ajuwul ci intelligence am mu ngi aju ci adaptabilité te loolu yàlla ko jëkkee. gis nga milieu bi lu muy gën a doy waar nit bu réeree boppam réeree capacité ci lay périr ci environnement bu mel noonu waaye nit bu pare du air du ndox du lekk la soxla te mooy li Serigne Cheikh waxoon mboq bokkul ak dund c'est très important kon nag lu milieu bi détérioré wu nit du am problème c'est très important kon nag environnement boobu dépolluer ko setal ko maintenir ko nan lay demee mais sport ba njëriñ la am alimentation bu jaar yoon ba njëriñ la am ba ci xalaat yi ngay xalaat ba njëriñ la am parce que yii yëpp dafay am impact ci environnement bi mais nit balaa ngay defar l'extérieur defaral l'intérieur boo defee li la war ci sa bopp mi xanaa ci ngay tal def li la war ci leneen c'est aussi simple que ça crise yi ñuy tudd yëpp lii rek la passé wu ko léegi nag un esprit sain dans un corps sain mais mënuñu wax une âme saine ndax ruux ci yàlla la dépendre kon sain naa ba pare kon nag une âme éveillée foofu rek la dellu ndax bu yaram matee yaram nga def ci moom li mu war a def ci yoon mu matit xel partenaire mat ruux partenaire ah xanaa kon ci la noyé bi mën a màgg xam nga dafay dellu ci xëy na loolu benn mbokk tudd ci lenn bi baatu chakra yooyu ñuy wax dañoo desee dégg moo tax ñu yamale ko foofu ndax noyau humain boo ko defee muy cercle diviser ko par 3 bu si nekk ak paaram mais bu si nekk bu waree màgg mais mënul piétiner ci moroomam mais gis nga boo ko jàppee lu 2D rek doo comprendre il faut nga jël ko ci échelle 3D ndax foofu la profondeur bi di feeñ kon nag ñoo ngi tudd nit waaye ay degré la ki nga xam ni moom ay éléments ñoo kawe sa yos mais lu répartition bi égal boo ko xoolee ci wet gi gis ni moo la sut kon nag nit ak nite ay degré la ay palier la da ngay gën di yéeg ba keroog di àgg fi yàlla soxla dit niveau bi mu ko yéene nga xam ne juridiction bi nag léegi moom moo koy yore parce que nag bu leen kenn nax yàlla soxlawul 7 milliards nit kenn la soxla te boole na ko ñetti juge Adam war a juger état physique am xool ba xam est-ce que yaramam mën na li mu war a mën est-ce que capacité yi ci denc yëpp génnee na ko mu jël xel denk yonent yàlla Ibrahim xool ba xam est-ce que yeewu na est-ce que mu ngi analyser ci vitesse bi mu ko war a defee jël wax denk ko yonent bi ndax mu mën a xam est-ce que réellement liggéey na li mu war a liggéey ci boppam bu ñetti yëpp dajee nag nit di doog a mat c'est extraordinaire xam naa maa ngi commencé piéger ne sax ci yeneen domaine yi am na solo de xam naa moom bu yóbboo les partisans yi lutter pour la protection de l'environnement changer de paradigme. waaw foo ñu njëkkee ci seen bopp. il le faut absolument parce que toujours nit dafay jóge ci dafay fàtte boppam di seeti jaafeer yi ci biti ba ci suñu borom sax bi muy wax ci dégradation de l'environnement nit la ko delloowaat ndax zaharul fasad fil barri wal bahr bi ma kasabat aydi nas di fait des agissements de l'homme parce que daf ko jox mandat ba pare daf koy laaj compte rendu effectivement mu ngi doon ñu continuer parce que dañuy wax ci les composantes de l'humain ak seen utilité am kuy laaj li ñuy tuddee sens de perception ndax ci bët ci gis la dellu wala ci xol di laaj aussi le sens de l'entendement ndax ci nopp la aju wala ci xol la aju Nikola Tesla moo résoudre problème boobu
ndax ci waxam boobu mu ne ñetti chiffres yi bu ko nit déggoon dana xam li ko yàlla dencal mu ne 3 di 6 di 9 man wax jooju dama ko déggoon di ko étudier waaye yàlla xam ne góor gi sax ma ci gàgganti beneen affaire la xam nga ne boo nee 3 ne 3 dimensions wu nit yaram xel ak ruux waaye 6 bi kon mooy lan mooy fi bu nekk di abandonner étape initiale am jaxasoog moroomam yaram dootul nekk yaram kese dana jaxasoog xel jaxasoog ruux xel dootul nekk xel kese dana jaxasoog yaram jaxasoog ruux ruux dootul nekk ruux kese dana jaxasoog yaram jaxasoog xel capacité cachée yi nag ak capacité secondaire yi génn est-ce que yéen a ngi comprendre li mu bëgg a wax c'est très important ce qui fait que à partir de là mais maa ngi ciy waxtaan ak Moustapha Ndiaye bii bu ñu demee ba suura di am xet mais kon est-ce que li koy xeenti bakken bii la mais boobu sax sori na ndax bi làmmiñ di pare alxuraan ay capacité wu alxuraan boobu dafa am fu mu yem parce que daf ci am beneen phase boo xam ne nit ñi xamuñu ko te mooy li nga xam ni aaya bi nga xam ni ruux moo koy tari c'est très important moo tax ayatul kursi bii ngeen miin di ko tari boobu du burpa original bi boobu pièce de musée bi ñu bàyyi ci arche la waaye vrai kursi bi tax ñuy wax boobu aaya bi li koy complété ruux rek ko mën a tari ndax làmmiñ kàddu yooyu dafa diis ci moom bu koy tudd du yàqu kon nag yamul ci li physique yamul ci li charnel dafa am leneen loo xam ne foog mu def intervention pour perception dëgg parce que dafa am loo xam ne dañ koy jaawale xam nga dañuy naan ku nekk ak sa dëgg baat boobu d'accord ma parce que ku nekk ak sa réalité la mën a d'accord réalité boobu ci perception ku nekk la dépendre perception nag ku si nekk ak sa bos boo xam moo xam dafa subjectif moo xam dafa objectif waaye yàlla moom ak lu mënti xew c'est la vérité même kon nag moom doo ko àtte ci réalité ci réel nga koy àtte ndax moom existence am ak lépp lu mu xas ba teg dépendrul ci yow li la neex ak li la neexul dépendrul ci li nga gis ak li nga gisul dépend ci say capacité ak li nga tële moom am na xas na ba am c'est fini moo tax il faut faire la différence ci baat yi comme d'habitude gis dafa am gis-gis am dégg dafa am déggin am astafurlah dégg-dégg am c'est très important parce que dégg-dégg mooy yow ni nga déggee waaye dégg mooy sens ba ci nekk réellement c'est très important dafa jar a xàmmee kon nag foofu perception il va falloir nit paramétrer boppam de façon à ce que du nekk perception bu dépendre nag léegi ci réalité bi mu tegal boppam da koy delloo boroom ji ne ko nag léegi yaa may yore ñu dellu nag ci 9 ba ndax 9 c'est 0 xaw ma nag ba xam ngeen fi mbir yi yëpp 9 c'est 0 parce que foofu sa yaram nekkatul yaram sa xel nekkatul xel su ruux nekkatul ruux yëpp la yàlla boole def ko benn ba pare taf ci boppam ne la léegi sonnatoo man maay doxal boo gisee mana boo déggee mana boo jëfee mana loo ñaan ak lu mu mënti doon man danaa ko def loolu la nag ñi am mais gis nga ci foofu sax ngay gis différence bi xam nga ci cadre scientifique lan la ñuy am da ngay am étude am extraction am transformation ci cadre matière première gis nga foofu la mag ñi rawee ñi si des ñoom dañuy matérialiser ci sa expérience bi lañ bëgg a def substance bi lañ bëgg a créer téléporté nañ laboratoire bi élément yaa ngi ni taxaw na dajale nañ li ñu bëgg a dajale travaillé nañ la ñuy travaillé tëjaat nañ ko ndànk dugal seen poche doxi seen soxla mu jeex tàkk moo tax ku xamul li nga am xamoo ko waaye alors lu ku sàggan ku farloo koy jëriñoo
noonu rek la toll. de ku dégg loolu di nga xam ne ndekete question bi ñu doon posé ci rañaanu yonent bi naan ndax ruuxam moo dem wala jëmmam moo dem yaakaar naa yàlla wax na ni ma zaagal basaru wa ma taxa bu ko yàlla di wax xanaa ka muy waxal dafa jàkkaarloog moom beneen bi it buñ ne lahu xalbun iza naamatil aynaani lam yanami te mooy buy nelaw sax xolam mu ngi communiquer ak asamaan ci loolu aussi ñuy laaj ku mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ni impact bi lumière bi doon def ci yaramam ba température am dépassé largement bu normal bi ñuy wax ni daan na dem ba ci mujj du dem boo yëkkatee xëy lan la sax mel ni da nga koy agressé lan mooy def loolu avancée technologique kese ndax xam nga kii ràññaañu yonent bi jaaxal dafa fekkul mu comprendre li téléportation te téléportation sax dafa xewe ndax am na koo xam ni lien am ak yàlla mais yàlla sax sore na ndax yàlla ku si nekk am na lien ak yow waaye koo xam ni à travers le temps dina wax ak nit espace taxu ko wax ce qui fait que foofu avancée technologique mooy différence bi parce que ni ma ko expliquer léegi mag ñi ñoom duñu fonctionner ñun ni ñuy fonctionner seen technologie suñu bos dafa bokkoon loolu leen di permettre li ñuy mën a def ñu koy def xam nga Seydina Cheikh mi ngi indi léegi mais moom àgg na ci évolution ak développement yaramam nekkatul ban métal la looloo koy permettre ruuxam ak na mu toll yaram bi mën ko àttan waaye comme métal moom it dafa mën a garder chaleur beneen affaire la moo tax il faut que système de refroidissement am ce qui fait que nag léegi boo dugalee beneen élément ci équation bi boo indee xëy la mu yàqu dafay déséquilibre le tout lan moo tax loolu parce que yow yaa ngi dégg laa ilaha illallah da nga xam moom raisonnement boobu ni muy def ci xolam da nga xam ban façon le organisme di répondre ci loolu da nga xam moom signification bi loolu di am ci moom day mel ni tey nga jël sa ordinateur jékki-jékki ubbee na programme yépp dina chauffer c'est aussi simple que ça moo tax boo bëggee mu dalaat il faut ngay wàññi c'est extraordinaire moo tax ni ma ko waxee rek matérialisation boobu moo tax ñu rawee ñu bëri c'est beneen affaire la daa mel ne waxtu bi mu ngi dem waaye dafa am ñu bëggoon rek am na concept yoo tudd donte am na goo ko ci réponse mais peut-être su gënoon mën a détailler technologie boobu nga tudd ci mag ñi technologie bi lan lay doon réellement da nga tudd aussi juridiction bi expliqué nga ko mais aussi noyau humain bi nga ñëwaat ci concept yooyu beneen bi aussi am na ñuy wax ni comme da nga wax góor fii amul soxna du mat li mu war a mat am na ci ñoo xam ne amul woon fit mais dañoo bëgg a exploiter loolu mais lan mooy mariage dëgg-dëgg waaw ak foo leen bëggee ma njëkkee ko xam nga ni jamono tëddee dafa am ñuy jaawale électronique ak technologie c'est-à-dire que tey jii boo nee roue par exemple xam nga roue bu njëkk bant la woon ñu dem ba roue nekk pneu am jante loolu avancée technologique la technologie wu roue la mais avancée technologique am na c'est-à-dire que technologie mooy bépp progrès bu am pour améliorer fonctionnement wu nit xam nga ba xam yéen a ngi comprendre li ma bëgg a wax
lépp luy améliorer fonctionnement wu nit avancée technologique la loolu yëpp ci technologie lay dugg yaakaar naa boobu bon war na leer parce que xam nga ah mais yow mën a dégg sax xam nga nañ ko delloo ci téléphone yi xam nga tey ji ko xool Nokia 3310 xool iPhone 12 di nga xam ni différence am na et pourtant même objet bi la téléphone la mais dafa am avancée technologique ce qui fait que même technologie bi la waaye forme yi bokkuñu avancée bi bokkul compétence yi performance yi bokkutu moo tax loolu la ñu woowee avancée technologique mag ñi nag ñoom seen chance mooy comme ñoom du ñuy jaar ci processus bi nit ñi di jaar dans le sens où du ñuy def étude ci matériel bi def exploitation transformation ci matériel bi ñoom dañuy matérialiser directement boole ko ñoom fi ñuy tibbee ak fi nit ñi di tibbee bokkul ndax ñoom laajuñu yàlla question dañ ko jox seen bopp alors que scientifique yi ñëw dañoo poser question ba pare ndax bëgg yokk seen bopp moo tax fa lañ daanoo mag ñi ñoom du ñu laaj question dañuy joxe seen bopp bu ñu joxe seen bopp yàlla jox leen boppam mu jeex tàkk moo tax li leen di yàlla di baaxe ñeneen duñ ko am moo tax nu mu tuddati waaye transmission bi nii lay demee mag ñi dañuy créer seen technologie buñ ci paree jox malaaka yi ñu fo malaaka yi yore ko buñ ci demee ba beneen war a wàcc ñu jël sànni nit ni ko nit am nit focc ba pare yaakaar ne moo rey golo yëpp surtout fekk na am ñu nekk ci seen biir di dox ak loo xam ni waxuma la bombe nucléaire waxuma la bombe H waaye bombardement kinétique sax du moroomam noonu rek la toll moo tax li ma wax sànq rek ku xam li nga am da ngay sant yàlla ah yàlla yàgg xam ki ñu am mu des ba waaw xam naa foog ñu def nànk nag waaw yéen a ngi réewaay lu sérieux laay wax ndax xam nga question yi ma posé sànq lii laa xamoon ni moo ngi ñëw moo tax il faut ñu def nànk ndax xam nga waxuma la sax ci cadre xel waxuma ci cadre ruux waxuma ci cadre jikko ak ni nga war a jëflante ki nga war a jëflanteel waaye xanaa xamoon ni incompatibilité ADN sax dafay am ci diggante góor ak jigéen ce n'est pas pour rien que ovule di def sélection ci spermatozoïde noonu la jigéen war a def sélection ci góor war a def sélection ci jigéen waaye nag il faut faire très attention lan mooy góor lan mooy jigéen gis ngeen loolu du problème mu appareil reproductif bu leen juum nag dugguma ci cadre yenn yëfi dof yi nit ñi indi léegi loolu taxuma wax gannaaw ba nga amee la nga war a am ci sa cadre physique am na loo xam ne foog nga dajale ko ci sa cadre mental te mooy il faut que nga comprendre sa rôle ci àdduna lan la ndax ñoo ngi wax droit mais góor gi jàng nañu ni droit balaa nga ko revendiquer matal sa devoir c'est très important kon nag góor balaa ngay nekk fii foog ma takk foog ma def lii foog ma def lële est-ce que sa devoir ci sa bopp matal nga ko est-ce que yar nga sa bopp ni nga war a yaree sa bopp est-ce que tàggat nga sa bopp ni nga war a tàggate sa bopp est-ce que paral nga sa bopp ni nga war a paral sa bopp moo xam ci yaram la ci xel ci ruux ak ci xam-xam yii yëpp il faut mu mat boo ko matalee pour sa bopp nag léegi nga doogay waajal sa bopp pour ki nga ko war a séqal ëllëg moo tax ku yaakaar ne affaire yi bon foog ma takk rek la mais comprendre li xew ndax xam ngeen lenn am yàlla bokk na si kam gën a jéppi ci àdduna ku dugg ci dara indaale ko ba pare génn ba ko ca xamoo ba xam yéen a ngi dégg li may wax ndax gis nga sëy nekkul rek dama bëgg kii
sëy nekkul rek kii dal na sama xel, sëy nekkul rek dama sentir ni jot na, déedéet, jot gi ci sa yitte la aju, jot gi ci sa yitte la aju, te beneen bi du yow yaa koy tànn, yàlla la koy tànnal. c'est aussi simple que ça. moo tax cofeel bokkul ak mbëggeel, bokkul ak nobel. mbëggeel ak nobel day weesu, xemmeem day weesu, yooyu yëpp day weesu, taar day weesu. waaye boo jëlee sa bopp dénk yàlla, yàlla ne la d'accord, mu xool di dox di dox di dox di dox di dox ba dajee koo xam ni dëppoo nag yow ci cadre yëpp, mu ne la mu ne sa xol kay seet si kii nga xool ba xam, bu seetee seet ne ko kii de sama xel dal na ci, mu dem seeti kële ne ko kay xool kii, ne ko kii sama xel dal na ci, mu ne kon bàyyi leen mag yi si des. moo tax xutba ci jàkka yàlla moomu ko, penc maa ko moom, pour wax ni ñaar ñii yàlla garantir na seen diggante. kon nag keneen ku ci bëgg dugg yàlla ngay amal affaire. lu jara bàyyi xel la. mais gis nga ni ma koy waxee, xam nga yàlla boo ko dénkee sa bopp dénk ko sa digganteeg nit ñi, bu la nit ki bëggee war moom du la war, bu la nit ki bëggee war moom du la war. c'est aussi simple que ça. kon nag ku ko bëgg a def yëfi taf-taf, dugg taf-taf génn taf-taf rek, noonu doo nga la toll. waaye ko jël yàlla mi nga xam ne du jeex, du xaaj, du wàññeeku, nga jël sa lépp jox ko, jël sa xol jox ko, jël sa tey jox ko, jël sa ëllëg jox ko, billaahi dina la boole koo xam ni tey ëllëg ak gannaaw ëllëg yaa ngi mooma. kon nag bu leen ko yàkkamti, bu leen ko yàkkamti. gis nga boo leen matee pare ci seen bopp, def ci li ngeen def ci seen bopp, choix du doon problème, choix du doon problème, parce que ngeen di xëy rek ki war a taxaw seen kanam taxaw seen kanam, et puis c'est tout. non rek la toll. waaw dafa mel ni leer na de. c'est aussi simple et compliqué. kon nag d'après développement yi mu def, normalement balaa ñu ciy xalaat sax dañoo war a bàyyi ba université bi jeex, fekk ñu jàng dimension physique, xam lan moo ko ëmb, jàng dimension mentale, xam lan moo ko ëmb, jàng dimension spirituelle, xam lan moo ko ëmb, soog a commencé nag processus bi. exactement. ndax xam nga foofu sax xam nga thème bi dafa laaj dégg, de la perception au perfectionnement. xam nga déjà yaa ngi ko indi sànq ci benn question, perception boobu ñuy tudd fan la aju. ki nga xam ni comprendre loolu fan la aju, mais kon est-ce que perception dana leer. kon nag doo ko dégg ci wolof ci perception perfectionnement, yaa ngi ko dégg diggante gëm sa bopp ak xam sa bopp. ndax balaa nga ne naam ne fa, balaa perfectionnement boobu di am, il faut nga am une image claire. boo amee une image claire nga doogee xam mais xanaa du ko nekk boo soloo ba pare balaa nga génn di nga seetu. boo seetuwul léegi di nga génn ñëw seetu. boo demee ñëw seetu nag gis lu dal sa xel nga ne kon baax na. boo demee ñëw gis lu dal nga ne kon man ndeke nii laa génnee, muy musiba. kon nag balaa nga ne naam ne fa, balaa ngay sonal sa bopp ci yenn xamal sa bopp ba pare, jiitalal sa bopp ba pare, sonal ci sa bopp ba pare, leneen dog ciy tegu. ndax bu nit matee yoon leer. développement yooyu aussi dafa am lu muy leeral, mooy li nga wax ni yàlla soxlawul 7 milliards. mais yàlla dafay trier, dafay def sélection. loolu moo tax aussi remède standard du am. ndax kenn ku nekk ak say outils ak say paramètres. ndax dafa am ku ko doon laaj naan ndax fi ngay jógee ci état bi pour évoluer ndax mën nañ koo tënk ci 5 ans wala nangam, ma ne ko kenn mënu koo tënk ci waxtu.
ndax it mbir la moo xam ne ça dépend de chaque individu. muy laaj aussi logiciel yeeg application yi ñuy installé. te léeg-léeg virus yi di ko attaqué. nan la ñuy def ba am antivirus ak yan mooy virus yi ak nan la ñuy defee mise à jour bi. nee na maa ko wax waaye man maa ngi ko laaj est-ce que maa ko wax est-ce que duñ ko jox borom yëf rek. waaw xam nga waxuma sax ci cadre logiciel la yow ndax loolu sore na nit dina àgg ci xam boppam ak maîtriser boppam feebar bu ko neexul lu ko daanal xam nga lu tax loolu li nga wax léegi lu universel lu standard amul mën na am ay effets similaires waaye du bokk boo bàyyee xel loolu mais lan moo tax ñuy wax MacBook lu tax ñuy wax mënu am virus c'est parce que dañoo comprendre technologie bi virus yi ñu miin du pour Mac OS pour Windows la système yee bokkul waaye Mac OS am na virus yoo xam ne foofu lay dox te du dox feneen gis nga nag boo bàyyee xel principe boobu pour nga comprendre li may wax dafay yomb bu fekkee lu standard amul kon système standard amul nit ki bu sonnee ci boppam système personnalisé la fay am bu amee système personnalisé la nag lu dul virus personnalisé du ko atteindre moo tax moom mooy xool lan moo ko neex mu dal ko lii yëpp ci yar sa bopp ak xam sa bopp c'est ça gis nga nag ku bëgg a foog ne affaire yi est logiciel universel la demeewul noonu ay différence la bu si nekk dañ ko tëgg pour chaque système bu si nekk ak objectif am ak ay capacité ak ay performance am waaye nag problème bi mooy bu fekkee da nga bëgg dépendre ci antivirus pourtant sànq rek laa koy wax avant ñuy ñëw antivirus a gën a wóor di ci ordinateur ndax virus boo am fa lay jaar c'est ça te lii nekkul rek lu ñuy wax nii ma wax ko expérience bu ma def la ça va faire bientôt plus de 10 ans ordinateur bu ma si am li may njëkk def désinstaller antivirus bi la te yàlla xam ne mosuma am problème kon nag nit même principe bi la antivirus déjà kan moo la ko jox est-ce que kii la ko jox xam ne li muy def bu xamee li muy def est-ce que xam na ci yow mi mu koy def est-ce que dëppoo na ak yow moo tax am kilifa am solo moo tax am kilifa am solo de dellu ci li ngay wax sànq ci baatu frigo bi amal frigo bi gën ci àdduna amal prise bu rafet bu la Senelec branché wul amoo courant waaw ma ngoog kon nag booy uti abonnement di uti contrat da ngay dem fekk koo xam ni courant du coupé noonu rek la toll ah. waaw xam naa ñu ngi jëm ci question yi mujj doyen Serigne Ndiaye. su duñ la jox rek nga posé ko directement. ñëwal. waaleykum salaam. Serigne. Il y a quelques années waxoon naa la j'aime bien ton style. Est-ce que tu te rappelles. yaa ngi koy fàttaliku. dama ñaanoon. Habib. bërki démb. ni ko mu may ma quelques minutes. tey. ma wax ci li ma xam. ak ci li ma yëg. ak ci li ma dégg. xam nga yow toor fakal la. dama gis. 1965. man maa ngi nekk CE2. CM1. ñuy fête indépendance. ñuy fête indépendance. Sëñ Moustapha mi ngi am ay 12 ans 13 ans. mu dajale ñetti école principale arabe yu Tivaouane. pendant des jours. mu leen di defarloo ay entraînement gymnique. 12 ans.
Tivaouane préfet ci route nationale bi ak toutes les autorités ak Massamba Sall nga xam ne bu du wonoon a nekk damel Sëñ Moustapha ñëpp yi jaar ba école yi war a jaar préfet non commandant lañ doon wax mu ñëw ñëpp jóg taxaw muy def loo mouvement gymnique élèves yi ñëpp jóg tàcc mu jàll 12 ans ñu ànd def kermesse ñu ànd dem nawetaan xeex ñu ànd dem tool ñu ànd war sare jëli mat 2002 soxna Fatima gën a nekk ndaw ñu dund benn expérience bu ñu sa baay defal leen ko pendant 4-5 semaines li Cheikh El Hadj Malick defaloon njar ne ña mu am yaa ngi ree parce que xam nga la nga fa daj man mu defal ñu ko chaque semaine mu baax ñu ñetti fan Khalifa Fall mi ak ñam daan àndal kon ñoom duñ mënoon permanent dañuy fekk ci dernier jour bi ak conférence bi Fatima soxna muy nettali naan waaw man ma war a sangu mooy duy ca temb de parce que ca àll ba la ñu dem loo soxla yaa ko utal sa bopp nee na après ñu dem uti suñu ngeer kii nii fexe ba nit ñi duñu gis bu ñuy sangu parce que booy sangu si am yaa ngi jàkkaarloo ak asamaan yaa ngi fàttaliku ñibbi sëriñ ñibbi ci gunóor yu bari yaa ngi koy fàttaliku de ñibbi gunóor yu bari ak intempérie ba ñu fa fekk ba ngay def ni gunóor yi te nga mujj def ni ma téye benn baat ba léegi sëñ Moustapha wax ni dafa commencé rek ni mi ngi la bëggoon wax sax ni nga yëkkati sa loxo mais wax na la ko parce que maam dafa toog teg loxoom ni ci coono bi gunóor yoo xam ni fa ñu nekk àll la boo xam ne bi sëñ Moustapha di wax ni maa ngi ko bëggoon wax sax mu yëkkati loxoom mais wax na ko te wax nañu ko ci tenue il n'y a pas de tenue sans retenue il n'y a pas de tenue sans retenue ndeysaan booba ndeysaan métti woon na de boobu waaye ma ne xoola ñu ngi mel ni safara ci moom avec beaucoup d'affection ma ne kon yéen fi mu war a jaar ak yéen jaar na fa ndax foofu lañ ko jaarale moo tax tey jii fi ñu toll fii il nous faut réécrire notre propre histoire avec nos propres mots te li ma ci gis mooy ni singularité moo tax da nga am coono de da nga am coono tam parce que singularité nit li mu bëgg mooy ñëpp niroo te ku niroo ñëpp doo avancer dara te singularité nag dafa am tribu il faut nga fay dara parce que da nga mos wax fii y'a quelques années nga ni mais ñun nga wax ñi wax ni nga ne mais ñun ñooy concept ci yaa ko wax ñun ñooy borom concept te ñun ñooy tendance parce que tendance moo jiitu mode parce que te mode bu ñu ko waxee rek weesu la mais non nekk sur les réalités ce qui se passe penser nos propres mots pour faj suñu bopp moo tax xale yi wax yi ñu wax fii nii te maa ngi koy wax ay bokk man leen sëñ maam problème yi posé sax du ay solution ay questionnement la parce que sëñ Moussa dafay wax mu ni boo amee idée li koy def njariñ mooy nga xalaat ci mu indi beneen bi may sant te ñi xam ci damay waxtaan ak sama benn collègue mu ne ma étudiants yi léegi
seen néeg yi ay mbër a fa nekk. porté lu mbër. mbiru mbër rek la ñuy wax. mais ñii duñ wax anecdote duñ wax fait divers. ils sont sur des abstractions asamaan la ñu nekk. te da nga am sa propre style na nga téye sa style. na nga ci taxaw. na nga ci dëgër. ñu ñoo doxale mukk ni sa baay doxale. parce que doo yokk bon te yokk la ñu soxla. yokk la courage moo koy def. sama question. bi ma bindoon nii dafa am benn ku wax. ci proverbe. mu ni Dieu n'a fait qu'ébaucher l'homme. C'est sur terre qu'il se réalise. mu ni yàlla kat subhanahu wa taala nekkul lu dul door nit. gis nga dàtt bi comme bu ñu fagoon lii muy dàttu garab ñu bëgg ci génne kuur wala gën ka koy defaree am na koo xam ne ci day dagg rek ba mu niroog ne fa lay yem. mais am na koo xam ne que lu muy mujjee. mooy di fab lañ set di xoos. ca finition ba. ak di jël papier. mais ku jëkk instrument yoo xam ne yi day dur rek. mooy li seen Cheikh di wax. mu ni ki defar tàll ba pare doole ci di tifli. di fomp ak tubay caayaam. nee na gën a jekkal mu jekk. léegi question bi nag mooy la réalisation de l'homme sur terre question boobu. nga baal ma ko te nga baal ma nag li ci des yëpp. mais j'apprécie le style. sant yàlla rek ndax xam nga sax style bi nga tudd moo question bi nga tudd c'est la même question. dama koy wax benn mbokk ma ne ko gis nga jamono dafa toll foo xam ni nit dina dugal boppam safara ci appréciation bi muy am ci yow te du ko teg fenn fudul ci nim la gisee kon nag yow lay sóoral nga protéger ko ci kàmb googu mu bëgg a dugg. il est donc impératif ci jamono boroom yitte boroom objectif il faut mu non seulement être à son meilleur mais il faut mu paraître à son meilleur ndax am na foo xam ne boo fa bokkee foo mënti toll il faut ku la xool xam ne kii de fële la loolu rek a indi style bi. xam nga gis nga question bi nga posé ni question bu ma mës a intéressé la parce que dama mës a seetlu benn sculpture boo xam ne ki ko def il est tellement fin avec ses mains ba ci xeer mën na la indil effet voile. gis nag nit même principe bi la looloo tax Colisée bi ñu indi ko ci façon bi ñu ko indee parce que dimension physique moo ci gën a yomb comprendre moo ci gën a yomb façonné. boo duggee ci domaine mental bi nag def lien bi entre le physique et le mental ak seen interaction pour nga mën a dégg nag troisième semaine bi muy ruux ak implantation ci ñett yi dafay gën a yomb mooy li nga indi rek. gis nga xeer boo ko yoree ba pare booy sculpter il faut nga dindi les grands blocs ba nga am une idée à peu près xam ni bon fii daal à peu près lii su nekk fii la war a nekk nga doogay génnee les formes complexes bu forme complexe yi génnee nag ci ngay doogay dugg ci finition yi ak détaillement beeg yu mel noonu gis nga c'est le même principe ci exercice physique. xam nga malheureusement yu mel noonu dañ koy dégg Sénégal non sport boo koy def nangam non boo defee lii nangam et cetera mais da ngay xam ni xamuñu li ñuy wax ndax gis nga c'est le même principe ci développement physiquement même côté esthétique ak côté performance c'est le même principe doo tëb rek bëgg dugg ci leen li wala bëgg a àgg fenn fi il faut nga jël sa temps étudier sa bopp étudier sa mécanisme yaram étudier sa métabolisme ak réponse bi muy def
tey ji am na façon exercice yoo xam ni tey ji loo mën ci lekk di nga ko génnewaat li nga soxla rek ngay garder te loolu sax ci côté exercice rek la bokkul ak mécanisme bi yàlla jox nit ba pare. Ce qui fait que am na sax côté physique nooy travailler sa bopp mais man gis naa mag boo xam ni il a plus de 75 ans mais boo xoolee yaramam moo gën a dagg sax pilier bi mais lan moo ko may loolu mooy même principe bi da ngay dégager les grands blocs indi forme complexe yi doogay àgg ci finition yi c'est le même principe gis nga muy yaram muy xel muy ruux c'est le même principe. Il faut nga nangoo tàmbale li nga xam ne en fait moo la gën a sonal li la gën a gàllankoor nga écarter ko tegee ko de côté boo defee loolu déjà am nga pas en avant boo def gannaaw loolu nag léegi ngay dagg di gën a rafetal di gën a détaillé ba mu mel ni nga soxla mu mel laa nag yaa ngi jege nit loo gën a détaillé mu gën a rafet mu gën a niru lu grandeur nature ci nga gën a jege nit di gën a jege nit di gën a jege nit parce que bu fekkoon yàlla dafay defar nit ñëw rek teg ban sens lay am formation bi mu soxla ci moom du ko mën a am ba juridiction mu mën ko yore mandat am def ci lim ci war a def correctement moo tax il faut que mu jaar ci phase de sculpture boobu phase de raffinement boobu ba moom it mën a mat li mu war a mat. ba xam question bi tontu naa ko jërëjëf kon. donc d'après les développements dañuy jàpp ni kullu mawludin yuladu alal fitra mooy ébauche bi. irji'an ila rabbika radiyatan mardiya de réalisation bi. diggante bi nag yàlla ñaan fi doomu aadama mu jóge ci étape bi mu nekk dem ci état bu nit. xam naa dañuy dem ci dernière question bi. waaye bala mu ciy dem dafa wax yu am solo. te Serigne Moustapha def ko. defal leen ko defal ñu ko ndax dañ ñuy wax nañu ñun la Serigne Moustapha jur mais yow njabootam nga xam nga ñu nekk ay xale nekk di jàng école mu créel ñu ay colonie de vacances ñu yóbbu la ca ñii bi doo am mat laa ci basan ngay tëdd ndox bi ngay kaas bi ngay sangoo nga ñëw fekk ñu tegal la ko pour nga naan ci mu nekk entraînement ñuy def loo génie en herbe may fàttali ko 2006 bi ñuy théâtre fekk defu ko pour ñuy def ay spectacle mais boobu mu ngi préparer la génération future moo tax encouragement yi nga ko wax kii ñu xam ci jom ci fayda il va le réaliser insha allah parce que Serigne Moussa mérité na ko ndax def na lu nekk xam naa ne cadre boobu sax du ci dugg ndax xam nga li mu fàttali léegi ci cadre ñii bi ci laa jàng baat boobu mu mës la wax léegi am na koo xam ne boo ko nee boo courage da ngay sonal sa bopp ndax amul choix koo xam ne li mu gàddu moo xam oyof na moo xam diis na moo xam ñeme na moo xam ñemewul ak lu mënti xew mur baa ngi ci gannaawam li taxaw ci kanamam moo xam ñeme na ko moo xam ñeme ko kanam rek la am comme choix boo ko nee bon courage it da nga koy sonal ndax amulu ko njëriñ am na koo xam ne ca kanam rek ñeme na ko ca kanam rek ragal na ko ca kanam rek moo xam day dem di ree moo xam day dem di ñàngal moo xam day dem di yuuxu dem rek te gis nga tonton Seri lépp moo ngi ñu ko jàngal ci projection ñibbi ba lépp ci projection ñibbi ba ndax gis nga gunóor yooyu maa ngi ko doon yëg bu baax waaye damaa xam ni moom ak fa mu toog gunóor yi may yëg moom lay yëg te bougéwul millimètre kon nag waruma man may bouger millimètre jeex na. yal na yàlla barkeel incha allah dañ lay jox dernière question bi. suñ paree rek nga jaaree fa tëj te ñaan. dafa am kuy laaj ne da nga wax ni. ci noyau humain. mooy tax nit di am volonté. muy laaj nag nit ki doomu aadama su évolué ba yegg ci cadre nit ba am volonté boobu. est-ce que am na capacité wu liy xew ci dundam moom mu di ko décider sans l'intervention de Dieu. loolu principe de volonté. parce que yàlla lu weddi boppam ki nga xam ni def na yitte def na jom ba àgg ci stade boobu c'est parce que lim soxla ci maturité lim soxla ci xam-xam lim soxla ci analyse am na ko pour mën a defal boppam décision
mais surtout pare na aussi pour décision bu mu jël conséquence bu mu ci mënti doon mu gàddu ko. Gis nga loolu la nit ñi di jaawale xam nga liberté loolu la parce que nit ñi day jàpp nañ ni liberté mooy damay def lu ma neex dara du ma ci fekk loolu di liberté loolu anarchie la ndax bu fekkee man damay xëy def nit ki lu ma neex keneen ku bokk ci kooku ñëw moom it xool ma def ma lu ma neex de def ma lu ko neex ah du sotti du sotti waaye nit ku nekk bu fekkee xam nga ni boo tegee action am na lu ciy jóge am na répercussion bu ciy jóge te kon di nga respecter sa droit d'action mais aussi di nga des respecter sa devoir de conséquence te mooy boo tegee sa action ba pare loo ci fekk yaa ko moom waaye nit it bu la tegee action conséquences yi moo ko moom bu loolu amee ku si nekk respecter sa action morom mais jaamu daal di am ndax ku si nekk balaa ngaa teg sa morom dara di nga xool ba xam ku la ko tegoon nooy def foofu la liberté tàmbali partage de responsabilité la loolu mooy liberté te c'est très important mais volonté loolooy principe bi boo xasee ba àgg ci stade mën a jëfandikoo sa volonté na nga ko war a jëfandikoo yàlla moom da lay accompagner rek ndegam boole nga ko ci yàlla ku ko boole ci seen mbir mu ànd ceeg yow ay boog ci génne moo la ni génne na ci boppam noonu rek la toll c'est aussi simple que ça mais loolu en fait mooy fonctionnement volonté waaw xam naa sax kenn doyalul waaye it jeexagul tey la première semaine di doogay mat def nañ yeneen ñaari semaine moom de niñ koy waxee rek xëy na sax première semaine bi mel na ni lu xaw a limité tuuti waaye loolu c'est fait exprès ndax gis nga dañ bëgg bu ci nekk dimension bu ci nekk ñu indi ko ci nañ ko war a indee d'abord dans le stade le plus pur possible bu ñu paree nag xool yi ci des bu ci nekk impactam ci bi ci des moo tax xëy na indi nañ dimension physique ak yi ci aju waaye fekk semaine prochaine nag ci la ñuy dugg aussi ci cadre mental mën a defaat le lien entre les deux esprit sain dans un corps sain boobu ñuy tudd ñu indi nag léegi sens réel lan moo tax mu am c'est très important xëy na nag ñu nit ñu xool rek bu boobaa est-ce que duñu jékki-jékki rek tiital gars yi rek absenté ndax xam naa moom buñ naa def question bu am rek ñu ne non maama ngi fi ay bàyyi leen rek naa xam nu ma def ak ñoom incha allah waaw ñoo gi yéen rek booba may mat ndax it suñu yéene mooy du yem ci koor gi am nañ yéene continuer ko di ko traité di indi éléments yu bees ba keroog ñëpp di am lañ soxla ci seen bopp incha allah xëy na nag balaa ñuy tëj bay ñaanalante dafa am lu ma bëggoon mu leer ndax dafa am lu ñu attirer sama attention mu soxal ma lool nag duma ci fo duma ci kaf duma ci ree duma ci pardonné ndax dañ ma wax ni dafa am ay xale yuy wër di wax naan waaw daayira bi amatul Moustarchidine Junior rek am ma yaakaar ni nag loolu ku sa xel di dox sa xol di wër di nga xam ne loolu tegewul fenn ndax gis nga bu leen jaawale waxuma leen sax daayira bi waxuma leen Moustarchidine Junior waxuma leen leneen suñu colisée gii bu dul woon autorisation góor gi doo leen ko séen ñun sañu ñu def lu réeroog moom lim tëral sañu ñu def lu mu d'accordul sañu ñu taxawal lu mu d'accordul Moustarchidine Junior moom moo ko fi teg Moustarchidine Junior nekk fi pour remplacer daayira bi cadre de formation la pour képp koo xam ni yëg nga ci sa bopp ni soxla nga ko rawatina xale yi waaye lan mooy xale nit dina am ñeenti fukki at
wala juróom-ñeenti fukki at te yàlla xam ne xale la. problème bi du problème mu fii laa toll ci at wala fële problème mu mooy sentir nga besoin wu avancer sa bopp loolu doo nga ko tax a jóg nag. Moustarchidine Junior cadre de formation la ñi ñu fiy formé bu ñu paree ñoo war a dugg ci daara bi def ci seen kattan. gis ngeen nag dafa am lu jar a bàyyi xel te góor gi jàngale na ko gis ngeen seytaane du la approché mukk ci man li nga wax d'accord ma ci dalee approché ci ni laay yow lii nga wax man loolu laa d'accord foofu laa bokk sax waaye foofu lay jaar di la ci puus di la ci génnee ba nga génne ca ba set ci wecc mooy la waa kay am naa li ma bëggoon muytu leen loolu ndax nag dafa jar a xàmmee ñi leen di approché di wax ni Moustarchid leen di wax ni li ngeen gëm leen gëm te yàlla xam ne du ci dëgg. xam ngeen dañuy tudd baatu chef de guerre di ko réyal di ko jox sens bu mu amul waaye nañ ko delloo sax ci sens bi gën a bi gën a terre à terre nañ dugg ci stratégie de guerre. gis ngeen loolu xam ngeen nu mu tudd loolu la ñuy woo ci cadre militaire opération false flag te mooy boo ko traduire ci français muy faux drapeau te mooy koo xam ne dafay mbubboo li nga gëm mbubboo fi nga bokk ñëw defi ñombe boo xam ne kenn du ko taxal moom yow lañ koy taxal. bàyyi leen xel yu mel noonu ci seen biir. am ngeen ñaari busol xam-xam bi leen góor gi jox ak pas-pas bi ngeen am ci moom ñaari busol yi ko dajale billaahi te muy dëgg ci yow kenn mënul taxaw sa kanam wax la lu jaaduwul nga nangu ko. gis ngeen ñun nekk ñu fi pour coow nekk ñu fi pour jaxase nekk ñu fi pour xumbal liggéey pire ñu fi bàyyi mission pire ñu fi bàyyi. mission bi du ñaar du ñett du ñeent benn la ñun ñii duñu def lu ñu neex lu ñu def dafa am fuñ ko teg gis ngeen éveil mii ngeen dégg naa ci bañ a dugg sax ndax am na loo xam ni tudd ko sax ëpp na éveil bii boo leen yaakaaree lu ñu teg la nii rek xamoo leen li xew dafa am turandoo te éveil mi yonent baa ko baptisé falaay yam nag falaay yam daayira bii ko bëgg a def ñaar di nga jaar ci suñu bakken yi daayira bii ko bëgg a tas di nga wax lu leer nañ di nga ñaq lu leer nañ waaye di nga naaj ba nga xam ne nekk deret dafa cher duñu ko seetaan mukk ku mu mënti doon nag moo xam xale bu yaree di ko la moo xam mag bu bëri caay la ak ku mu mënti doon bu yaakaaree dana fa def genre fo yooyu duñu ko nangu duñu ko seetaan danañ ko defante ak yow ba nga xam ni ñun ay jàmbaar rek lañ. wasalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu jàng Fatiha. Fallaxe ak naa salaatul Fatihi ñu tëjee ko jotaay bi.